mbokki Gambia ñu ngi leen a nuyu bés ni ki tey tolloog bésub àjjuma ñetti fan ci weerub April atum 2026 di leen fàttalil ba tey ne yéen a ngi déglu AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay. Président Adama Barrow wax na ne nanguwut ni nga xam ne noonu la àttekaay daldi àtte li nga xam ne moom leen tuumaloon Ousainou Bojang ba tax na wax na ne nguuri Gambia dinañ appel kees gi pour ñu daldi ko àttewaat. Président Adama Barrow yëgal na askan bi ne daxan na ni nga xam ne noonu la àttekaay nekk Banjul daldi àtte keesi Ousainou Bojang. Ousainou Bojang den ko tuumaloon ne moom moo rey ñaari PIU takandeer. li nga xam ne moom la président Adama Barrow wax génnay yokka safara dal di gën a tàngal diggante kër président bi ak àttekaay yi. mu ngi doon waxee lii foofa ci gox gin xamee Somita. moom président Adama Barrow ci kàddu baat yu dëgër wax na ne daal àndut ak ni àttekaay yi dal di àtte te àndut ci bàyyi gi nga xam ne moom la Justice Ibrahima Jaiteh daldi bàyyee Ousainou Bojang ak Ami Bojang daldi leen setal ci li nga xam ne moom lañ leen tuumaloon. kàddu baat yi président Adama Barrow daldi wax nekk na kàddu baat yu dëgër di ŋàñña àttekaay yi te kàddu baat yu dëgër yi bi mooy njëlbeen yoon président bi di wax yu demee ni jëmale ko ci àttekaay yi depuis bam ñëwee atum 2017 ba léegi. moom président Adama Barrow nee na ñun dañ gëm ne Ousainou Bojang mooy ki rey police officers yi di Paté Jallow ak Sang Gomez daldi gaañ beneen police bu jigéen kun xamee Ansi Jawo. ñun dañ gëm ne moom mooy ki leen rey moom Ousainou Bojang. ki wax li mooy président Adama Barrow. mu ngi ko doon wax ndiraan ba ko wóor foofa sa Somita. lii daldi feeñal nguuram ngi seeni taxawaay di wane ne ñoom kontaanun ci li nga xam ne moom leen bàyyi Ousainou ak Ami Bojang. lii daldi feeñalaat ne diggante kër président bi ak banxaasi nguur gi nga xam ne ñoo féetoo wàllu àtte gi ni gaa yi gisee àtte gi dafa utee. keesi Ousainou Bojang gi nag nekk na kees goo xam ne askani Gambia ñëpp a ci tegoon seen bët am ci interest lool. rey ay police ay takkandeer yoo xam ne seen liggéey dongal la ñuy def nekkut lu garaaw rek MC waaye lii dafa feeñal rek songa gi nga xam ne moom leen songa kaaraange réew mi. depuis ba mbir ba tàmbalee Gambien yi yépp ñu ngi jël seen bët daldi ko teg ci ni ñuy àttee kees gi nii. ñun ñu bari yaakamti woon neen pour xam kees gi fan lay mujjee ak ana naka leen koy àttee. di te ni ñuy àttee kees gi am na lu bari lu muy feeñal ci suñ àtteekaay yi. suñ ko doxalee sanam waree ñun ñi gën a fonka àtteekaay yi. bu defee naka sudut noonu xeli askan bi yépp dina tey ci suñ àtteekaay yi. Justice Ibrahima Jaiteh di àttekat bu mag bi nga xam ne moo doon àttee kees gi nii bokk na ci li waral mu daldi bàyyi Ousainou ak Ami ñu dem ne nguur gi indiwun ay firnde yu doy firnde yu waral pour ñu daldi gëm ne Ousainou mooy ki rey ñaari police yi nii ñaari takkandeer yi nii. li waral lii mooy àttekaay bu ne benn la ci seeni sarta ne ni ñuy àttee dafa war a méngoo sarti luwaa bi nga xam ne sarta booba moo wax ne mbéppa ko xam ne den wax ne dafa tooñ luwaa den war a indi ay firnde yu leer nañ ba nga xam ne du bàyyi dara ci suñ xel ne kii defu ko waaye dafay leer nañ ne kii liñ ko tuumal moo ko def. su ko defee su boobaa ñu daldi àttee ci kaw loola daldi convict daldi ne kii moo tooñ luwaa su ko defee ñu daldi def la luwaa wax. waaye nag président Adama Barrow gannaaw buñ àttee ba pare wax yi muy wax dafa firndeel te dafa leeral nañ ne nguuram gi kontaanun ci ni
ate kay daldi ate case gi ni. Baro daldi na wéral ne dinen delluwaat si ate kay pour ate kay daldi gestuwaat daldi xoolaat ni nga xamne noonu la Justice Ibrahima Jaiteh daldi ate case gi ni. Ki wax li mooy président Adama Barrow. Lii lim feeñal mooy ne nguuram gi pareegun si ate gi ni pareegun si case gi ni. Borom xam-xam yi nga xam ne seen xel nàcc na lool si wàllub luwa bu Gambia ñoom itam feeñal nen ne nguuri Gambia buñ buggee appeal case gi ni loola seen droit la. waaye nag su président bi demee sa pencama di reject di daaxa ni nga xam ne noonu la atekaay dali ate bon lii dafay teyal xeli nit ñi si li angale di ooye di separation of powers. ñenn ñi si buxaaba yi ni nga xam ne seen xel nàcc na lool si wàllub luwaa gi wax neen tey ñaax askan bi ne kàddu baat yi président bi di wax day mel ni day nasaxal day yoyloo sun atekaay yi. am na tamit ñu wax ne su président bi buggee appeal loolu la droitam la fuufa sax sa atekaaya fa la war a dem feeñal fa li tax ba nanguwut sinin ate waaye di dem sa pencama di wax loola dese naa jàddu. ñaari takandeer yin rey di Paate Jallow ak Sang Gomez kees gi nekk na loo xam ne lu métti la si xoli nit ñi nga xam ne ñoo ànd ak ni court bi ni attekaay daldi ate gisee neen ko ne li ndam la si sun justice system bi ndam la si attekaay ndam la si luwaa bi. waaye ñeneen ñi nga xam ne àndun si ñu mel ni nguuri Adama Barrow gi ñoom dañ ko gisee ne kees gi jeexagut te dafa am lu lëndëm lu bari lu wóor sun attekaay yi. lii nekk lu doy waar si jamono yi nag nguur gi ñu ngi waaja préparer seen boppa pour appeal pour ñu demaat attewaat kees gi nii. bon mu mel ni xeli ñit ñi yépp si jamono yi ñu ngi koy jubale sa attekaay yu mag ya nekk foofa sa Banjul nga xam ne foofu leen war a attewaat kees gi nii. lii nag nekk na loo xam ne dina metti Ousainou Ami Bojang mi nga xam ne ñetti at toog neen ko ba pare si kaso gi lii dal di ñëwaat ñu war koo tegaat si seeni nodda. dina metti si ñoom te dina metti si seeni mbokka te dina metti si askan bi. te lii tamit feeñal na ne nguuri Gambia dese nañoo óolu sun attekat yi ak attekaay yi te lii baaxut si benn dëkka. si jamono yi nag président Adama Barrow kàddu baat yi nga xam ne moom lay wax lim feeñal rek mooy ne kees gi ni mu ngi si xeli domani Gambien yi yépp. benn sili li feeñalaat mooy ne daal diggante sun attekaay yi ak nit ñuy atte ak gis-gisi nguuri Gambia nekkul benn. fan na kees gi mujjee xanaa askan bi taxeru rek seet kees gi bu nguur gi demee ba appeal ban ko attewaat fan la affaire yi di mujjee. askan bi ñu ngi ubbi seeni bët ubbi seeni noppa di déglu tey xool fan la lii yépp di mujjee sa mujjanteel ba. mbokk yi mooy xibaar yi nga xam ne moom leen fi amaloon bàyyee ko fii si AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay di leen ñaanal ajuma ju neex te ànd ak jàmm. andu anyanda me understand na fana kiti o kono nane wana wala mama ndeti ngeba kama dissono si keno le kiti o do nane bambo baba ji wa kumona tuma bari right to appeal pour que appeal ka fo man son kiti o fana si keno nane bambo bambo ila ye la la ke mano na uma fiyo ko wala yakendi loi fo ye bunda yele pour appeal si keno nane mo kane loi fa de wo banga na mutila pour man mo lu la la ke ko yalo harama di mo si mistake ko keno le nane ana pour ri de lo e woro ni harama den kili way dissono tano as mistake ko keno le seta ya appeal ay bo ana ulo ja yo ko numo mo nga ba la junga ko mo jelle tata appeal la kesol me yalo koy boy dala tata appeal nata ya win ko tenki nane baba ikarumanye ko kukalkan ba gama dikulo odo ma fala ko masakunda man son kito nyinna nane ko na mama kije na jojo la dissono nga respect bari man songal bambo mangalo ba gama be ta joja dugonde masakunda mol nyama ma nane akila man sakunda yala kuko
kono moye polisol fa banko kan ana buja police ndel manna mo muta ngamo kilindro ne muta duniya kono nane usok ana ko jamu sofe risafu ka von del malom be menke kan none atira mani wala mune be jarlan delle wala nane wa jare kutila ndel nit ñi ma ñolo nane ko kuma ñolumbe na manke ku kilimo fawti nane ku kano to ko mune akana be jarla ñanga taw muta fo Sénégal ka naati fo gam nane bu kane be jaw sofa mari ka di serga mam woto sobita ko fa tele mo ñing fa nane woto akila na so la dañu ka fa tele afa fana nane andu akila abuja anda e momel fa wol mu security leti nane bu kan kana bujon ko security me ya lon ko be do ko la Gambia man sa kundala o security wala be Gambia tanka kan nane ku security ko ko ne ko e ni fama atu sen da ba o security kile wala ka fo tanka nane bala usen da ba security ja ko ko ne ko wayde ngajele nabita meeting wala nane ko aka pami ko so security kada ka security dia fa nane tadala ko meeting ko pami e seno security o ni wol security fa ide man nyana kala modi me ala ko nyanta lolal ka mexo ka fa ko wo kelo ite da e traw ko wo security melia fa mbenga funti ndinga wonyitandi pour nge mariñol kiti woye mudange soro nane oto kamo ja aw an manya lo ko jamitine security ci la yobu senen pour man ko ba mal security a wara tutu moto man ko ka met ko ku security ala ko ja ba ite ka security forces ñol e kana e ke funti ke condem bare bon ko dum pour no ne wa pour do nya le maleke bare de security ite discredit no le be do ku balla Gambia kon nane ba ko le tumo no wala ku security ko ko wala ken di ko tanko be sabatirin banko men kono atambi banko be di West Africa wolon Gambia ti nane ise met ko kayra te ne mo me pajo ola e poete ndelom banku nane nyawti Africa kono me yalon ko tanko be lo sabatirin dame ka tambi labeti nane pajo tumo ko man ma je bobo Africa mo wuje e poe gambo mbaade Africa polisol mele yo ko ete ko polisol man ke moti me yalon ko yela do ko lon nane ko karo ko mu ci la ko police amane ko man ko ka boole ñi mukk molti me yalon kabiri ngamo ko fo ngani ko mo jaabile nane nana manju metti ko nana jamu de nane anje be mbedan na jam fo ngala di amu moy ko tek nane pare ta to kala nya jamu ko nga ko mol do tuye mawol fofolo nane ko be kur kana kata ko na di am do ko de wurumol mi ko nane are asanke ja pala nya kure no kure dite oton se miri meeting o do se muru meeting o kan nane bula nya di mitia fuja def nse wota molla nala meeting o nyinyata bak nane na sumo sum pampa mitine je ja kon musol fundite nyama nane ko sega ku kukur annu ni la fay How do you feel after 2.5 years? Well, we're very grateful. Alhamdulillah. My team and myself would say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. 2 citizens of this country were killed. A 3rd person was severely injured. And the government refused to do a credible investigation. The matter was politicized, and the wrong people were brought before the courts. The government should be ashamed of itself. They need to investigate this matter thoroughly. Through our evidence, through the trial, we know what happened. We know the persons who are responsible for the murder of service personnel of the Republic of the Gambia. Nothing happened to them. Innocent people were followed, were arrested, were persecuted, and eventually dragged to court with the hope that the courts would close their eyes and convict and imprison innocent people. This is a shame for the Gambia. It is now about time that we give constitutional guarantees to a DPP, and it is about time that we now have a Gambian DPP. We should stop this nonsense of appointing foreigners as directors of public prosecution in the Gambia. We have very qualified young people who are able, far more able than any foreigner you can find,
to act as DPP, to serve in the role, in the position of a DPP in this country. The DPP should also come out from under the Ministry of Justice. The two roles are incompatible. The Attorney General and Minister of Justice are executive appointees, and more than likely they would want to do what the government wants, especially in politically significant cases like this. We don't want that. If people commit a crime, then obviously we are not opposed to those people being tried and punished. Today is Friday, April 3rd, 2026. My name is Saliu Njai. President Adama Barrow has publicly rejected a recent court ruling that acquitted Ousainou Bojang and Ami Bojang of all charges related to the killing of officers from the Police Intervention Unit, escalating tensions between the executive and the judiciary. Speaking at a community meeting in Somita, President Barrow expressed strong disagreement with the decision handed down by Justice Ibrahima Jaiteh, who cleared Bojang and his sister of all charges related to the fatal shooting. The president's remarks mark one of the most direct criticisms of a judicial ruling by his administration in recent years. We suspected he killed the officers, and we believe he is the one who killed them, President Barrow told attendees, reiterating the government's firm stance despite the acquittal. His comments signal a deep divide between the conclusions reached by the court and the position maintained by the executive branch. The case has drawn widespread public attention across the Gambia, where the killing of PIU officers is considered a serious attack on national security forces. The trial had been closely followed, with many awaiting the court's determination as a test of the country's justice system. Justice Ibrahima Jaiteh's ruling, which found insufficient evidence to convict Bojang and his sister, was seen by legal observers as a reflection of the principle that guilt must be proven before reasonable doubt. However, the president's response suggests that the government remains unconvinced by the court's assessment of the evidence presented during the trial. Barrow confirmed that the state will pursue an appeal, indicating that the legal process is far from over. We will challenge the ruling at a higher court, he said, underscoring his administration's commitment to seeking what it views as justice for the PIU officers. Legal experts note that while the government has the right to appeal, public statements rejecting judicial decision can raise concerns about the separation of powers. Some analysts warn that such remarks may be perceived as undermining confidence in the judiciary, while others argue that the appeal process itself is a legitimate avenue for addressing disagreements with court outcomes. The families of the slain officers have yet to publicly respond to the president's latest comments, but the case continues to resonate emotionally with many citizens. For supporters of the acquittal, the court's decision represents a victory for due process. For others, including the government, it leaves unresolved questions about accountability. As preparations for the appeal move forward,
attention will shift to the higher courts, which the case is expected to be re-examined. The outcome could have significant implications not only for Bojang and his family, but also for public trust in the justice system. For now, the president's remarks ensure that the case remains firmly in the national spotlight, highlighting the ongoing tension between legal judgments and political conviction in the Gambia. This news was brought to you by AG Radio, and I am your presenter, Saliu Njai.